maaleykum mbokk téléspectateur chaîne Xeweul gi TV la chaîne leader comme niñ leen koy defalee saa su amee xew-xew bi nga xam ne amal na doomu aadama yëpp njëriñ tey nag fii ñu nekk di Nioro Mamoun Ndary dafa am lu neex a dégg loo xam ne am na fi mooy seen doom seen dëkkandoo seen xarit seen jarbaat Mouhamadou Moustapha Ba ñu gën ko xam si turu Bosquet moom lañ nommé le ministre des finances du Sénégal. Donc ci loolu nag comme niñ koy defee saa su ne dina jar ñu xool ñi nga xam ne ay àndandoom lañ ay xaritam lañ ay mbokkam lañ ngir ñuy def ay témoignages si ñoom kon ñu ngi jàkkaarloog Abdou Ba ñu gën koo xam ci xaritu Bosquet nekk gaynam nekk léppam Abdou loo ñu mën a wax si nomination bi nga xam ne defal nañ ko sa xarit. waaw nomination bi nag ñun dañ si kontaan famille beeg waa Nioro yëpp dañ si bég parce que nit koo xam ne la ku baax la. ñu ne wax bu ñuy wax nag ni ndax mbokk baax na ñu ne mbokk yaa ko wax baax na si Nioro baax na si dëkk bi tey ku Nioro yëpp a kontaan tey ñu ngi koy ñaanal yàlla aussi yéen bi mu yenu nii yàlla na ko jig. sa relation ak Bosquet lan nga mën a jàppee sa relation ak Bosquet. waaw relation Bosquet suma mbokk la si mu muy koy même moo ma magee benn at itam wala yooyu waaye man papaam la si wàllu famille yàlla def ma nekk papaam. ki jur papaam ak sama papa ñoo bokk ndey ak baay yàlla def aussi ku yëg suñu waa kër yi la fonk suñu waa kër yi lépp lu muy war a def ko famille bi yëpp daf koy def si famille bi yëpp du xool kii du xool kaa kon tey man tam ma nekk si moom lu mu yëngatu ma yëngatu si fu mu jógee ma jóg ba si temps yi rek moo si mujj ñu koy ñaanal yàlla aussi lii mu yenn nii ak ministère bi mu am si réussite ba am leneen lu gën lii. ndax njortoon nga ci moom mu am nomination bu mel nii. waaw njortoon naa ko parce que daf ko liggéey ñàq du réer daf doon liggéey te calculé wu si dara bu ñëwee Nioro kër gu nekk lay dugg responsable département bi yëpp kenn mënut a weddi ne Bosquet fekkewul njëriñam fépp la nekkoon kon su njëriñam demee fépp law fépp tey waa Nioro yëpp département bi yëpp tey rajo yeeg fépp ñoom waroon nañ réaction pour que ñu xam ne tey Bosquet c'est un homme de consensus à Nioro. salaamaaleykum man la Mamadou Sall jàngalekat dëkk commune Nioro du Rip. waaw di ci sant yàlla suñu borom mi ñu ko jox di ci sant le président de la république monsieur Macky Sall mi wóolu ki nga xam ne mooy Mamadou Moustapha Ba def ko ministre de l'économie et des finances mu doon portefeuille boo xam ne bokk na ci gën a rëy ci gouvernement du Sénégal vraiment mu doon loo xam ne lu ñuy rafetlu ñun waa Nioro témoignage bi c'est unanime koo wax rek mu ne la mérite la koo wax mu ne la lu rafet la ñun ñëpp ñu bokk nag vraiment sant ci yàlla di ko ñaanal moom mi nga xam ne moom na pal gi yàlla na ko jëriñoo mu jig Nioro jig ñun ñëpp képp koo xam ne aussi Nioro nga dëkk ou bien département Nioro. Moustapha Ba bu baax lan nga ñu mën a wax ci moom ci liñ mën a téye. waaw man de dafa doon koo xam ne mën naa wax ne moo ma yar parce que bi ma doonee xale ba léegi ma juddoo Dalton muy quartier boo xam ne ñun ñëpp fi lañ bokk juddoo yaroo fi màggee fii muy ànd ak sama grand frère Souleymane. bi ma amee bac aussi ma nekkoon fa Mermoz dëkk ak moom ak sama tonton Ndiogou Dieng moom mu nekk ministère des finances Ndiogou nekk ministère de l'intérieur depuis boobu ba léegi nag mu ngi doon koo xam ne man dama koy suivre lépp loo xam ne mu ngi koy def aussi si dëkk bi man dama ci am lu ma ciy yëg parce que dina ne ma mbaa ñi nga xam ne mooy ay xaritam ñoom Cheikh Fall Ndiogou Dieng ñoom Mamadou Diop bi nekk inspection Souley Sall ak gaa yi nga xam ne ñu ngi fi yëpp lépp loo xam ne mu ngi koy defit man dama koy yëg donc muy koo xam ne nii daal vraiment nit ñi moom témoignage bi c'est unanime Nioro koo wax mag ñi xale yi ba imaam yi sax waxee ñu ne la lii moom ñaan gu nangu la rek ndax li muy defal doomu aadama moom la ko yàlla fay tey waaw. ban attente nag lañ xaar ci wàccam ci terrain politique bi ci Nioro. waaw moom nag politique moom dafa mel ni daf ko allergique soo waxee mu ne damay jàppale président mosul bëgg politique mosu ko nangu. bi mu nekkee ministère des finances ba léegi mosul dugg ci activité politique 2019 bi ma njëkkee gis mu ñëw fi élection li mu wax dafa leer dama ñëw pour soutenir le président man nag jaaxaloon na ma loolu sax parce que moom mosul nangu yu activité yi bi nga xamee ne élection locale yi am na mu ñëw ne dama ñëw pour soutenir le candidat du président il a été très clair dama ñëw pour soutenir le candidat du président ki nga xam ne moom la président jël muy candidat wu Benno Bokk Yaakaar élection yi nga xam ne ni mooy élection locale yi mairie ak conseil départemental élection législative yi aussi bi mu jotee gis nañ ko mu ñëw fi amaat même taxawaay bi ne dama ñëw
doonuma acteur politique mais dama ñëw pour soutenir ki nga xam ne aussi moom mooy candidat wu président de la république donc muy doon candidat wu Benno Bokk Yaakaar donc kooku ba léegi ñun waxagul ñu ndax dina wàcc ci terrain bi politique ou non mais lépp loo xam ne nag mu ngi koy def luy activité politique loo xam ne war na am moom daf may wax ñeneen ne leen lii ak lii moo am yéen ñi politique dem leen ngeen taxawee ci taxawaay bi def ci lii nii waaye moom daal politique moom boole gut ko ci ay mbiram. Mamadou, au lendemain de sa nomination bu fekkoon ne jàkkaarloo woon nga ak moom tey loo koy conseillé par rapport ak sas wi. waaw li ma koy conseillé mooy ñu bëri doon wax Abdoulaye Daouda Diallo bi avant ñu koy indi ministère des finances xam nga njëkk na fa ñëw comme budget ñëwaat fa nii mais bi mu fay njëkk a nekk ñu bëri dañ ko doon wax ne il faut nga wàcc ci terrain bi parce que dafa am ndombo tànk yoo xam ne dëgg munut san àndul ak nga ne man du ma politique àndul bii nag man en tant que petit frère mu doon sama grand frère li ma koy conseillé mooy nga teel a wàcc si jóg parce que nag il ne sera pas en terrain inconnu ndax def na fi élection 2019 def na fi élection locale def na élection législative donc ñett yooyu noonu yëpp bu fekkee ne moom def na ko ci commune bi def ko ci département bi am taxawaay boobu aussi boo xam ne man xam naa ko gis naa ko mu am ko ci élection législative yi nii au niveau national parce que yu bëree bëri moom la ko président responsabilisé woon man xam naa ci dara ndax jege naa ko dama fa doon dem di ko fa fekk mu am yoo xam ne damay toog dégg nit ñi di ko woo am na yoo xam ne man xam naa ci dara donc conseil boo xam ne mun naa ko jox mooy mu teel a wàcc si terrain bi. parce que dina ci dugg. ndax da ngay junj ne manteau technocrate bi ko nit ñi xamee mu doublé ko ak bu politique. waaw politique moom xam nga man li ma ci gën a jaaxal fi mu ne nit ñi dañ koo bëgg a def bu ñu nee diw day politique ñu bëgg ko bonal politique bonul c'est la gestion de la cité boo ko deful ñu def ko à ta place boo ko deful ñu def ko sa place jëlal la koo bëggut su ko defee mu lay naqari juróomi at naqari la te doo ci man dara vaut mieux kon nga def ko man ci sama gis-gis defin bu rafet defin boo xam ne askan wi buñ ko gisee nit ñi kenn du la ci mere moom de tey bu wàccoon Nioro ne man damaa bëgg politique am naa yaakaar ne képp koo xam ne yaa ngi si responsable nga nekk département Nioro doo ko bañal ndax ñëw pour xatal kenn ñëwut pour ut poste maire ñëwut pour ut poste député li nga xam ne moom lay wax toujours mooy président moo ma jox responsabilité damay ñëw pour jàppale leen kooku nag donut wujj wooyu war a mën a fiire parce que moom donut nit ñenn ñi di defee politique moom defut ko noonu Nioro moom bu fi ñëwoon ne damay politique am naa yaakaar ne commune bii ñu dëkk du am problème ak Momad Ba mii maire Nioro du am problème ak yeneen responsable yi ñu mel ni Moustapha Biteye du am problème ak Ablaye Ba mi nga xam ne baayam la du am problème ak ñi nga xam ne aussi ay Matala Fall ay El Hadj Wakili ñi nga xam ne ñëpp c'est des responsables Adja Soukey mi honorable député di ko ñaanal fal gi moom it yàlla na ko jik ñoom ñëpp damaa jàpp ne du ci am kenn ak moom xaar ma yàlla du ci am ak kenn moom problème parce que liñ soxla bokkul ak moom fi mu nekk donc moom day jàppale président. sama laaj bu mujj mooy lan nga jàpp ne mooy avantage su ndombo tànk bi bu bees bi. waaw bu bees bi mooy maanaam attentes yi ñu ci mën a yaakaar liñ ci ak jàpp ñun. waaw man la May Ba président de la zone de Nioro waaw comme ni ñu ko waxee rek vraiment nous sommes très contents. soo amoon benn kàddu boo koy jagleel par rapport ak responsabilité bu bees bi nga xam ne am na ko lan lay doon. waaw Mamadou de amul benn problème comme ni ñu ko waxee sànq nit ku woyof la ku humble la générosité am nag yàlla rek moo xam fan la yem ñun yàlla dogal na en dehors des liens de parenté yi nga xam ne lié nañu yëg nañ bu baax a baax xam nañ bu baax a baax li nga xam ne mu ngi koy def ci lu baax ci dëkk bi parce que dama ci bëgg mën a témoigner lu bari su ma jëlee le mouvement associatif bi nga xam ne maa ko dirigé muy la zone de Nioro depuis 2015 que je suis à la tête ci zone Nioro chaque année que je fais dina allouer à chaque équipe de Nioro 200 000 francs de subvention permettre la véritablement nga mun a commencer sa nawetam comme il se doit donc ku mel noonu li ñu ko doon ñaanal parce que keroog tout récemment rek la ñu ko doon ñaanal ci au niveau de la mairie lorsqu'on donnait la subvention aux ASC ñaanoon nañ ko lu mel nii dafay mel ni kon ñaan boobu noonu yàlla dégg na ko ba jox ko tey responsabilité yu gën a kawe yi ñu ko doon laaj yàlla dégg na ko tey kon dañ koy gën a dolli rek di ko ñaanal yàlla lafal ko cat taxawu ko may ko wér ak kattan
ba nga xam ne mission bii nga xam ne bu bees bii ñu assigné ko jox ko parce que joxuñ ko koo xam ne xamu ko ndax yàlla dafa dogal mu nekkoon directeur général du budget pendant des années et des années kon aujourd'hui yaakaar naa suñ ko joxee ministre des finances ak du budget yaakaar naa ne du nekkul ci li tubaab di wax terrain inconnu kon donc nekk na loo xam ne lu mu xam la lu mu mën la ci xam-xamam loolu la màcc. kon ñu ngi koy ñaanal yàlla dëgëral taxawaam may ko kàttan siggil ko ci liggéeyam bi may ko ci ay ndam yu bari wasalaam. waaw asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di rafetlu questionnement bi ci Mamadou Moustapha Ba man la Mandiaye Dieng dëkk quartier Médina donc citoyen de la commune de Nioro waaw donc comme ni nga ko waxee nomination de Mamadou Moustapha Ba comme ministre des finances et du budget yaakaar nañ ne loo xam ne la Nioro yëpp kontaan nañ ci que ça soit ñu bokk ci parti ou coalition bi mu bokk ak ñeneen ñi nga xam ne sax bokkuñ ci coalition boobu kontaan nañ ci parce que benn dafa doon nomination boo xam ne dafa ñëw à son heure Nioro dafa yàgg mosul am ministre de la République muy benn ñaare bi aussi mu tombeel mu dal ci moom muy Mamadou Moustapha Ba ñu yàgg ko dégg muy def des actions sociales di dimbale jeunesse bi di dimbale nit ñi ci ay waxtu yoo xam ne waxtu yu métti lay doon que ça soit muy événement weeru koor tabaski nawet sport lépp mu ngi leen di jàppale démb te tey lii ñëwagut donc moo waral bi ñu ko tuddee ci liste ministres yi ñëpp kontaan ci. asalaamaaleykum waa Xeweul gi TV maa ngi am contentement ñëw taxaw fii di wax fii di jëm ci nit boo xam ne nii li ngeen ma laaj muy Mamadou Moustapha Ba mu nekk koo xam ne wax ci moom dafay yomb ci trop ci ñun. parce que mun naa wax ci moom parce que nit koo xam ne seen kër tali moo dox seen diggante yaakaar naa ne lu mu gàtt nga nekk xale mu nekk sa grand mag ci côté âge nii mais ci côté parent ñun ay mun nañ wax ne ay papaam yu ndaw lañ te loolu moom daf ko xam jëmmal ko fu mu ñu fekk daf ñuy jox cër donc nekk na nit boo xam ne d'abord li ñu njëkk a seede ci moom mooy modestie am rare personne nga gis nit bu mu nekk ci statut bi mu nekk ba pare am jikko bu mu am lu jafe la. koo xam ne yow tey am nga adduna bi yëpp la soxla Sénégal yëpp la soxla lépp nga mën a faj aajo yëpp mais taxul nga modeste simple wàccee sa bopp posé dal bu la gisee moom moo lay njëkk a woo waxtaan ak yow kafre dem yoonam donc nekk na nit boo xam ne suñ ko falee ministre du budget ak des finances nekk na benn affaire boo xam ne Nioro yëpp à l'unanimité dañ koy rafetlu te boo seetloo dans tout le pays. xoolal ministre yi ñu def critique yëpp bu fekkee yéen a ngi xool média yi yombul nga dégg ñu ko ci attaqué bëriwut ku ñu tudd ci kaam parce que ni koo xam ne 1991 la dem ministère des finances donc loolu yàgg na trop donc moom dundam yëpp carrière ci affaire finance économie la ko def 91 la fa dem def fa quelques années dem Belgique jàngi ñibbi si waat Sénégal def joobaat quelques années demaat France jàngi waat ñibbi si waat donc carrière boobu yëpp mu nekk ministère occupé fa poste responsabilité nekk ministère finance yëpp donc ku mel noonu mënoo ko ñàkk def confiance parce que boo xoolee Ablaye Wade dafa liggéey ak moom liggéey ak Abdou Diouf ku traversé 91 92 kon donc ñetti président yi mujj yëpp liggéey nga ak ñoom donc mun nañu wax ne sax du homme politique waaw moom du homme politique moom technocrate la donc nit ku mel noonu moom su ko yàlla defee mu dëkk Nioro mu dëkk ci nga bokk ak moom mu nekk sa xeet nekk sa famille c'est une fierté boo xam ne ñun ñëpp dañ koy ndamoo dañ koy ñaanal loolu mu yokk. ok man la Cheikh Fall opérateur économique Nioro Direct ami d'enfance de Mamadou Moustapha Ba. waaw bi ma ko yëgee mbégte la ma def mais bon j'avoue que je voyais venir parce que koo xam ne bu mu génnee ENEA ba fi ma lay wax ni ministère des finances la nekk. il a traversé tous les régimes le régime de Abdou Diouf Ablaye Wade Macky Sall aujourd'hui te
depuis boobu bi muy nekk DSF ba léegi budget Sénégal moom moo koy def donc kooku maîtriser na les rouages des finances de ce pays donc je savais que un jour ou l'autre war na mën a nekk ministre des finances. ndax mën nga ñoo wax ay qualité si Mamadou Moustapha Ba. waa qualité maa ngi la doon wax léegi rassembleur la et puis nit ku tabe la nit ku buggu xarit buggu mbokkam benn mbokkam jéppiwu ko benn xaritam jéppiwu ko te moom xam amul noonu da ngay te buggul nga ñëw di ko wax naan ko ay diw nii non il préfère pas ça moom daal ci lu muy dox mooy nit boo ko tanee dimbale ko waaw te dafa bugg Nioro maanaam lu mu am rek en premier lieu Nioro la ci xalaat waaw parce que même boo waxee souvent day wax naan man bugguma alal parce que lu ma am rek dama ko bugg a séddoo ak samay mbokk séddoo ko ak samay xarit séddoo ko waa Nioro yi te li ma lay wax ni c'est valable aussi à Dakar parce que bu la yàlla yóbbu woon tey nga dem fa muy liggéey di nga xam ne li ma lay wax ni lu am la parce que poste bii nii amul ministère des finances kenn ku fa nekk te yéene woo ko kon parce que biig ci guddi ak tey ci suba ñun appels yi ça les appels viennent de partout vraiment macha allah ñu ngi koy souhaiter mu yàlla oyofal yan bi quoi. poste ministre. jërëjëf maa ngi leen di nuyu Momad Ba maire de Nioro du Rip directeur général u agence d'aménagement promotion des sites industriels APROSI di liggéey ci Diamniadio ak ci réew mi yëpp démb dañ am xibaar bu ñu neex mooy sunu frère Mamadou Moustapha Ba ñu neme ko ministre des finances et du budget loolu nag du lu ñu bett parce que mu ngi liggéey ci finance depuis ay at dafa def loo xam ne ca dëgg-dëgg jaloore la mu doonoon suñu fierté loolu ñu ngi ko doon xool di ko gis ci pays bi dëkk bi ni muy doxe di dajeeg moom assemblée mu fay def liggéey boo xam ne ñëpp a ko gërëm sant ko donc suñ ko tabbee foofu dañ ci kontaan mu doon aussi loo xam ne mérité na ko mais ñu ngi ci sant quand même président de la République parce que beral na loxo doomu Nioro beral na loxo sunu mbokk loolu lu rafet la loo xam ne ñun duñ ko fàtte waa Nioro li ma ci teg itam mooy que Moustapha ñooy bokk suñu jeunesse ñoo nekkoon fii di football di jàng moom mu jaar Prytanée man ma jaar Ndar ma def ingénieur moom mu def finance donc su ma doonee maire moom mu doon ministre des finances day doon loo xam ne dama naan alhamdulillah parce que man mi bëgg di def di tabax moom mu nekk ami finance yi dama ciy gën a kontaan moom ministre réew mi yëpp la wante Nioro la soxe ko donc maire Nioro dafay am confiance ne programme am dina ko jàppale yombal ko ci te suma programme pour Nioro programme mu defar fii ba nga xam ne ñoom hôpital bu baax xale yi am ay jumtuwaay yu baax muy stade bu bees defar marché bu bees defar ba nga xam ne ndox dina fi am yoon yi dina fi am assainissement bi nga xam ne président def na fi lu mucc ayib ñu yeggali ko ci quartier yi amul defar fi ay usines yoo xam ne dinañ valoriser aussi sun agriculture pour développement wu gox bi mais développement wu Sénégal parce que développement suñ ko defee fii itam Sénégal moo ci jëriñoo donc loolu en tant que maire dama ci kontaan félicité ko di ko ci xaar xam ne dinañu ci gunge bu baax a baax a baax parce que koo xam ne boobu doonaguloon ministre mu ngi lay jàppale ci sa politique soo demee campagne mu ñëw ànd ak yow et tout ça donc suñ ko defee ministre day gën a baax te dinañu gën a jàppale gox bi jàppale aussi bien sûr Sénégal yëpp ñu ngi kontaan itam ci tabbu premier ministre Amadou Ba
ñu ngi ko ciy félicité moom bu baax a baax mais sant président di ko wax itam ne président moom macha allah beral na ñooro loxo defar na lu baax Sénégal ñun ñu ngi à ses côtés moom lañ topp programme am di ko exécuter bëgg ko li nga xam ne bëggal na ko Sénégal en 2035 ñu am ñun vraiment ay résultats yu baax a baax am benn croissance boo xam ne à 2 chiffres la ci loolu la ñuy liggéey guddi ak bëccëg ci programme am PSE. donc ci loolu lay Moustapha di liggéey ñun ñëpp ci loolu la ñuy liggéey donc dañu koy gën a wax ne ko ñu ngi ci ginnaawam ñu ngi jàppale programme bi mais loolu pour Sénégal la xam nañ bu baax a baax ne ñun li ñu sas moom mooy ñu fexe ba nga xam ne population yi aussi gis seen bopp ci politique président mais aussi surtout population bi moytu ñi nga xam ne dañ leen di nax dañ leen di wax loo xam ne ay wax yoo xam ne waxu yàq la di indi fitna ci réew mi loolu itam ñun suñ rôle la di taxawee ci loolu di ko wax di ko leeral ba nga xam ne ñëpp xam ne nañ moytu yenn yoon yi loolu daal lay wax di gërëm encore Moustapha di ko ñaanal di wax ne ñun waa Nioro yëpp ñu ngi koy ñaanal mu am yen bi woyof mu am ci succès pour Sénégal pour aussi ndamu sunuy famille ndamu